naqari ndax lu waay di sàggane nit a ngi ne siiw yem ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di gedd nit a ngi ne siiw mos ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di may yow la sa Sénégal neexul dëkk bi yow mi bëgg ku la bëggul dëkk bi yow la sa Sénégal neexul dëkk bi yow mi yenu loo àttanul dëkk bi yow la sa Sénégal neexul dëkk bi yow mi jaay lu kenn bëggul dëkk bi yow la sa Sénégal neexul dëkk bi yow mi digeen loo amul dëkk bi dëkk bi dëkk bi dëkk bi dëkk bi ku nekk ak li nga yelloon dëkk bi ku nekk ak li nga tolloon dëkk bi ku nekk ak li nga méngool asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo taamu Rewmi FM Dakar 97.5 di ko déglu saa su ne rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Famara Ibrahima Cissé nekk président bu association des clients et sociétaires des institutions financières di ACSIF ñu daal di fas yéene waxtaane lu ñuy wax arnaque bancaire ak tamit jafe-jafe yi nga xamante ni fi ñu toll nii client banque yi ñu ngi koy jànkoonteel ak crise sanitaire bi nga xamante ni dafa dem ba nekk crise économique daal di laal encore ñi nga xamante ni ñoom ñooy client wu institution financière yi ba tax nag waa ACSIF sax ñu ngi doon ñaan ci ab bataaxal sax ministre de l'économie et des finances ci sax fay bor yi nga xamante ni war nañ ko fay ainsi de suite lépp daañu ko waxtaanee tey ji ak kile di Famara Ibrahima Cissé coronavirus ak tamit jafe-jafe yi nga xamante ni andi na ko ci dëkk bi ba laal client ak sociétaire yu institution financière yi Famara Ibrahima Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen gërëm di rafetlu invitation bi ngeen ma def tey jëm ci waxtaanee question bi nga xam ne c'est une question d'actualité ñu yaakaar rek ni askan bi yëpp dinañ ci jëlee njëriñ te tamit di remercier ñi yëpp ñi nga xam ne mooy techniciens yeeg seen auditeurs yeeg ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu waxtaan bi. voilà ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité ACSIF di nga ñëwaat ak ñun ci association bi di clients et sociétaires des institutions financières ACSIF bi ngeen koy tekk lan moo ko tax a jóg lan mooy ay combat exactement. waa ACSIF ñu ngi ko créé en 2009. mais en 2012 la ñu am récépissé. parce que dañoo toog seetlu ni. diggante client bi ak banque bi tolloo ñu doole saa su banque bi tooñee client bi du am fu mu ko jooyee du wax dara bàyyi naa ko yàlla lay wax alors que saa yu client bi tooñee banque bi ñu gis ni day jël
ay ndogal yu mag teg ko ci kawam mu mel ni saisir ay biens yóbbu ko tribunal wala bokk vraiment am na ay jumtukaay yoo xam ne da ko doon jëfee pour que moom banque bi mu dugg ci ay droit am ñu ne nag dafa am déséquilibre de force te bu kenn ku nekk demalee boppam du ñu mën a am gain de cause daanaka du ñu mën a am satisfaction moo taxoon ñu teg kuréel goo xam ne day ëmb ñëpp ñi nga xam ne dañuy jëflanteeg banques yi ñëpp ñi nga xam ne dañuy jëflanteeg institution de microfinance yi ñëpp ñi nga xam ne dañuy jëflanteeg compagnie d'assurance yi ak tey monnaie électronique bi c'est-à-dire émetteur de monnaie électronique ñu dajale leen ci benn kuréel goo xam ne day xeex seen ak yelleef boobu ba léegi gis nañ ni ay jéego yu mag a mag ñu ngi koy am gis nañ ni tamit population bi gën nañu am courage gën nañu am fit gën nañu xam seen ak yelleef ci biir banque bi parce que ni banque bi amee ay ak yelleef noonu la client bi amee ay ak yelleef de sorte que comme doole tolloowul ñu yaakaar ne bu ñu tegee kuréel bi te ñu ngi koy gis sax dina am benn équilibre boo xam ne dina am ci rapport de force bi boobu ba léegi nag ñu ngi ciy liggéey di ci sensibiliser di recevoir ay réclamations ak ay plaintes usagers yi ñu koy traité di jànkoonteeg banques yi di dénoncer di def ay propositions di alerter. parce que en réalité ACSIF force de proposition la de dénonciation. yan ak yi la ACSIF jot a am ba muy sumboo ci xeex bi parce que comme ni nga ko waxee ñu ngi doon jalgati souvent ba léegi sax ñu ngi jalgati ak yelleefu clients yi ak sociétaires banques yi yan ak yi yoo xamante ni tey jii benn wala ñaar ACSIF mën nañu ko citer ci ay combat loo xamante ni xeex na ko ba am ci ay objectif am atteindre ay objectif am plutôt. waaw ak yi bëri na. Moreau. ak yi bëri na bu ma ci gën a citer rek mooy les 19 mesures de gratuité mooy fukki poñ ak juróom-ñeent yoo xam ne. banque centrale da ko génnee xamal banques yi ak askan bi ni. yii kenn dootu ko fayati ci banques yi. mooy lan bu njëkk ba ngay boo ibbi compte da ngay fay. booy tëj compte da ngay fay. jamono jii may wax ak yow ni ibbi compte ak tëj compte yëpp amul benn fay. c'est gratuit c'est gratuit. mais am na somme booy déposer quand même initial. amoo c'est-à-dire que bu dee compte épargne la. dañ lay déposer loo benn somme boo xam ne yaa ko moom. am na banque yu bëri yoo xam ne 25000 la ñuy laaj. somme boobu yaa ko moom. saa yoo bëggee mën nga koo jël saa yoo bëggee mën nga tëj compte bi. mu mel ni tamit opération yi nit ñi doon def ci gab bi. opération boo def dañ la ko doon facturer jamono ji may wax ni amul benn opération boo xam ne ci gab bi dañ la koy facturer bu njëkk ba boo génnee sa gab yow dem beneen gabu banque def fa opération dañ lay facturer ay 2500 c'est-à-dire que ça dépend ci montant bëgg a jël dañ lay dagg lu bari jamono ji may wax ak yow ni loolu amatul beneen bi mooy relevé de compte yi yooyu yëpp c'est gratuit donc fukki SMS yeeg mail yi ngeen di jot yooyu yëpp ça doit être gratuit fukki poñ ak juróom-ñeent yoo xam ne banque centrale génnee na ko xamal ne yii kenn dootu ko fayati ñu war a nag jàll ci deuxième phase yéen a ko xeex loolu ñu ñoo ko xeex ñoo ko laaj banque centrale woo APBF mooy kuréel bi nga xam ne moo ëmb banque yi waxtaan ak ñoom ba ñu tënk ko ba ñu téye ko ñu war a jàll rapidement ci deuxième phase bi nga xam ne ay baisse lay doon daanaka taux d'intérêt yi ñu xool nuñ koy wàññee agios yi ñu xool nuñ koy wàññee yeneen frais yëpp yi nga xam ne day am ci banque bi ñu xool nuñ koy wàññee donc xeex bi yemul fii moo ngi continuer moo ngi law di dem chaque jour ñu bind réclamation wala ñu bind banque centrale wala état du Sénégal pour yëg leen li ay jalgat ci yoo xam ne dañ koy gis ci yenn banques yi te bëri na boo bëggee tam mën naa la ci sitel bu ci mujj rek mooy am na benn banque bi boo xam ne dafa bind ci ay convention am ni ci article 26 beeg 27 bi ni képp client boo xam ne toog nga ñetti weer defoo réclamation ci benn tooñ buñ la def ñàkk nga xaalis bi ñu leen loolu teguñu ko ci yoon bind nañ banque centrale wax ko ne ko bu loolu amee il faudrait que tam réciprocité bi daanaka ñoom it banque buñ juubee dugal ci compte client xaalis ba ñetti weer client bi bu ko lekkee amatuñ lu ñu wax parce que tam ñoom duñ ñu ne buñ ñu jëlalee ñetti weer réclamé wuñu ko dañuy ñàkk te ñoom buñ leen jëlalee ñetti weer duñ ñàkk loolu mënta nekk soit dañuy annuler boobu ñu xam ne mbir yi dañ ko war a teg en toute transparence bañ la jëlalee loo xam ne waruñu la ko jëlal fekk at ñaari at ñetti at war nga mën a taxaw réclamer ko bu dee da nga koy door a gis comme boog ñu nit buñ leen jëlalee buñ ñu ko réclamer ñu jox leen ko donc yu mel noonu ak gab yi nga xam ne dañuy paan xam naa dañ ci dellu si réclamation yi yëpp chaque fois
dañuy bind état du Sénégal wala ñu bind banque centrale xamal leen ne lii kat jalgati yoon la. ak yenn service yoo xam ne dañ koy fayloo usagers yi par la force. alors que ay service la parce que service du obligatoire. service c'est facultatif. bu la neexee jël bu la neexee bul jël. yu mel noonu chaque fois ñun dañuy alerter banque centrale wala ñu dénoncer ko wala ñu bind directement banque bi defal ko ay propositions pour mu améliorer ay services am. moo tax nag vraiment jàpp nañ ni ñun liggéey bu ñu war a def ñu ngi ci mën naa bañ a mate nag mais chaque fois ñu ngi waxtaan ak état du Sénégal ci observatoire. may fàttali ni tamit ku am problème. daf ñu koy envoyé par mail bu ko defee ñun ñu taxaw ci. ngeen mën ci taxaw mën ko jàppale. ñu taxaw ci bu baax parce que ku ñu envoyé problème am par mail ñun dañ koy enregistrer. partager ko médiateur des banques. bu ko defee moom mu saisir banque bi ñun ñu saisir suñu côté banque bi bu ko defee problème bi nga xam ne kon seen dossier dina bëri de. Famara ngeen liggéey de. ay 40 la ñuy jot par jour. par jour waaw xam nga dañoo nekk ci benn waaw. population boo xam ne dafa analphabète. moo tax ñun dëkk bu nekk commune bu nekk installé nañ fi ñu ngi ci 371 communes. yoo xam ne installé nañ fa am fa groupe WhatsApp. am fa secrétaire général am fa bureau. plainte yi nag ni ñu koy recevoir yi bëri na dañ koy recevoir par SMS. dañ koy recevoir par mail. dañ koy recevoir par WhatsApp parce que am na ñoo xam ne jànguñu. bëgg nañu am nañ lu leen métti ci banque ba bëgg nañ def réclamation bi xamuñu sax nu ñuy bindee wala xamuñu nu ñuy bindee xamuñu ne bu ñu waxee bu defee audio envoyé ñu ko tamit ñun dañ koy jël en charge. moo tax plainte yi yenn saa yi sax day dépasser 40 par jour. mais dama wax rek une moyenne de 40 par jour yoo xam ne dañuy fexe nuñ ko traité di saisir. mais actif gisoon naa tamit ngeen porté combat wu Bocar Samba Dièye ñëpp xam nañ Bocar Samba Dièye pratiquement banques yi dañ ko ruiné fan ngeen toll ak ci kaw Bocar Samba Dièye moom mi nga xamante ni gis nga li mu dund ak banques yi. waaw xam nga banque. boo ko tooñee. du jarul ay at. imaginez 2008 ba 2020 presque 12 ans. problème bi di traité war na tey xel. war na tey xel ci dañ koy tàrral war na tey xel ci banque bi nga xam ne mooy puissance bi financière bi mënul am dëgg ci moom. en réalité góor gi dañoo jàppoon ni jàngul. war a mën a tibb ci xaalisam te du ko yëg waaye xam nga intelligence moo raw sax moo sut intellectualisme. c'est vrai que jàngul français waaye jàng na alxuraan te muus na te min na commerce bu muy def. parce que avant indépendance ma nga ca commerce ba boo ko dégloo sax dala koy wax. naaxul ba pare xam na bu baax 103 bateau. ceeb la indi ci réew mi. ñun avant ñuy juddu dégg nañ turam. buñ juddoo dégg nañ turam muy indi ceeb ko fi dank ceeb. dugal si gémmiñ Bocar Samba Dièye la ko jaay. donc même bu muusul sax même bu jàngul sax miin na. liggéey bi donc am na ci expérience. ku mel noonu waroo koo mën a nax. léegi nag ñoom dañoo jéem a falsifier. naka la demee. ay document pas bi. c'est-à-dire que mbirum traite la. traite boo xam ne 17 millions de tonnes la yu ci tegu. benn bateau boo xam ne livraison à vue la. bu mu yegsee pas bi dafa fay ñu wàcceel ko parce que livraison à vue mooy. bateau bi day taxaw. nga fay ñu décharger. bateau bi bu mu taxawee pas bi fay ñu décharger ay bis après CBAO. il faut que ma tudd ko tamit. génnee benn traite boo xam ne nee na Bocar Samba Dièye moo ko signé. Bocar ne leen bateau bii teew mu teew la. teg gi la. damay fay ñu livré. mais 15 jours après waru leen mën a génnee traite boo xam ne man. signé wu ma ko parce que traite bu njëkk ba amul signature. ñu indiwaat beneen traite boo xam ne valable tamit. am na ay manquement ñu indi 3e traite ci même bateau. parce que bu ñu leen laajtee traite bi amuñu traite bu ñu njëkk indi amul signature beneen bi tamit dafa am ay anomalie 3e traite bi ñu falsifier signature am. imiter signature am photocopie couleur ko. def ko ci traite bi yónnee ko. expert bi nga xam ne moom lay justice jël. pour que mu càmbar relation financière bu ñu amee problème entre CBAO ak Bocar Samba Dièye moom moo wax ni comportement CBAO da koo jaaxal. parce que mënul gëm ni banque dana dem bay falsifier signature de photocopier. pour mën a joxe traite bu expert bi attirer seen attention ci question boobu dañ ko ne delloo ñu traite bi ñu jox la beneen traite bu baax bi. mu ne leen déedéet bi mooy ñetteel traite ngeen may indil boo xam ne baaxul. yéen kay traite yi dugg na ci biir dossier bi yéen kay indi leen bu baax bi rek.
mbir mi mbirum traite la boo xam ne 5,650 milliards la. ci koppar. mooy juróomi milliards ak juróom benn téeméeri. millions ak li ci topp li ci tegu. loolu la xaalis ba xayma traite bi mais xam nga Bocar Samba Dièye dafa amoon ligne de crédit ci banque ba ligne de crédit mooy da ngay indi say bien nga jox ko banque ba autorisé la benn ligne boo xam ne daanaka mën nga jël ba foofu 6 milliards la woon. waaw léegi nag 5,650 millions buñ ko jëlee. ci compte bi ak ay frais day yegg ci presque 7 milliards 100 nangam millions. waa nan nga mën a yow banque tey nga accordé nit 6 milliards. ngay fay 7 milliards. xam nga tamit xel dafa am lu mu nangu ñun ñëpp niñ ci banque yi xam nañ ni muy doxee boo fa amee 100 000 francs def benn chèque 110 000 sax. boo demee du jàll. waa nan la Bocar Samba Dièye waree am 6 milliards foofu ñoom ñu koy fayal 7 milliards. waa même booy fay 7 milliards moom da koy demander. Bocar Samba Dièye dépassement déjà traite facilité la ba pare ligne de crédit facilité la mais dépassement sax il faut que yow nga demander ko. te banque yi boo la ko demander yenn saa dañuy jël temps wala ñu hésité mais banque du la ko fayal mukk te demander ko wala avisé wu la ba nga joxe sa accord. waa léegi nan la mën a nekkee ñoom ñu fay traite boo xam ne Bocar Samba Dièye yëgul tinul. mu am dépassement boo xam ne moom yëgaluñu ko tinuñu ko ba pare ñu bëgg ko fayloo di saisir ay biens. mu nekk loo xam ne dafa yenuwul maanaa banque du fonctionner noonu ñëpp xam nañ ko. léegi nag problème bi duré na. depuis lors mu ngi tribunal ñuy yéeg di wàcc tout récemment justice kase na protocole bi nga xam ne. moom lañ signé woon paa bi pour won ko ni yow yaa ñu amel xaalis fekk ne paa bi xamuloon protocole mu demee. pour rek ñu bañ a juger traite bi. parce que problème mu traite bi la protocole boobu juge bi kase na ko. pour que ne baaxul nañ leen juger traite bi xool ndax traite bi. en réalité jaar na yoon. wala jaarul yoon est-ce que remplir na conditions financières yi traite wala remplir ou pas est-ce que traite bi valide na wala validul question bi yëpp foofu la te ñoom wóor na leen di traite bu ñu indi validul complot la bu ñu defoon paa bi te ñi ko complot xam nañ leen xam nañu seen tur boo gisee Maroc dem ba rappeler directeur général bi fi nekkoon Rakhine nga xam ne moom moo fi nekkoon directeur général dàq ko mais xam na wóor na ko ni def na ay jëy yu mag ci dossier bi. 5,650 millions 7 milliards du 7 000 francs du 70 000 francs. du 700 000 du 7 millions. du 70 millions. 7 milliards alal ju takku la. yoo xam ne balaa nga koo génnee ci ay firnde yu wóor nga koy génnee. waa lan moo waral légèreté banque bi muy dem di fay 7 milliards te benn amul këyit bu ko wóor ñaar mu am dépassement boo xam ne signalé wu ko paa bi. di ko fayal noonu alors que papier port yi. port autonome bu bateau bi costé. le 2 juin ñu déchargé ko ba le 15 juin 15 jours ba le 16 juin. déchargement. leer na ne livraison à vue la c'est 15 jours après au mois de juillet la ñuy door a defar traite waaw dañu waxante dëgg tey man bu ma bëggee nga retirer sama xaalis compte. du ma leen ne retirer ba pare ma defal la chèque déedéet dama lay defal chèque nga téye dem retirer ji waa nan la mën a nekkee nag. Bocar Samba Dièye moom retirer marchandise bi ba dugal ko ci ba encaisser ko ba pare bañ décharger ko ba pare. ñu door ko defar traite. traite kay dañ koy defar jox la ko. ba pare nga door a mën a fay jox waa ji. pour récupérer sa marchandise. mais marchandise bi livraison bi moo jiitu traite bi. datu traite bi. production traite bi livraison marchandise bee ko jiitu. donc dafa am ay jalgati yoo xam ne day sauter à l'œil am nañu même boo jàngul même bu dee miinoo banque. am na yoo xam ne yenuwul maanaa. paa bi nag dañ ko bëgg jaay doole. moo tax ñun bu ñu joxee dossier bi ñu xool ko bu baax boobu bi léegi ñu ngi ciy xeex. ba léegi di sensibiliser population bi. parce que tam la justice elle est rendue au nom du peuple. du ñu seetaan góor gi ñu koy teg bu doon moo tooñ ñun ñu ko jàppale mukk. mais bu ñu wóori daf ñoo wóor ni paa bi dañ ko bëgg jaay doole dëgg sërëxal ko bëgg ko nax nangu alalam moo tax nag ñun ñu ne duñ ko nangu. CBAO banque étrangère la. góor gii entreprise bu mu yor Sénégal. CBAO lu mu liggéey Maroc la koy yóbbu tabaxee ko. góor gii gis nañ ni
Mauritanie bii sax yaakaar na ni musu koo génn. fii du dem France du dem li mu am fii la koy yemale. Sénégalais yi di ci liggéey Sénégalais yi di ci lekk di ci dund comme bokk ñun en tant que sénégalais nekk ci dëkk bi. mënuñu seetaan ñu tooñ sénégalais bëgg nangu alalam pour di ko taxawee beneen réew loolu duñ ko nangu. kon ba léegi yéen a ngi continuer xeex bi beneen bi tamit xam naa lu ni mel moo tax ñuy wax ay affaire u arnaque bancaire ainsi de suite mais tey ñu ñëwaat ci wàllum prêt maanaam tey jii bu fekkente ni da nga bëgg banque lebal la oto wala mu lebal la nga tabax kër naka lay demee exactement. waaw xam nga. ak ñan lañ koy lebal. waaw xam nga may fàttali ni. Sénégal am na 20 banque ak ñeent. ak 303 ñetti téeméer ak ñett institution de microfinance moom mooy mutuelle yi. ñooñu ñëpp ay kërum jaay xaalis lañ dañuy jënd xaalis di ko jaay soit ñu jënd ko banque centrale ñëw jaay ko nit ñi clients yi. wala ñu jënd ko ci ay clients ñëw jaay ko waat ko ay clients. banque nag ñun critiqué wuñu ko xarab ñu ko nee nañ dafa war a am ci dëkk parce que dafa baax ci dëkk. ñun contre ñu banque ci dëkk encore une fois mais dañoo bëgg ay banques yoo xam ne ay banque de développement la ay banques yoo xam ne day suqal koomu réew parce que banque moom moo am possibilité loolu moo am pouvoir boobu tey Masamba am na Mademba amul Masamba mi am jël alalam dugal ko banque ba jël ko lebal ko Mademba bu ko defee Mademba mi nga xam ne amuloon liggéey te am na projet mu liggéey fay du tee Masamba moom dina continuer di am li muy am ba ñu compal ko ci bénéfice bi tegal ko ci sax mais Mademba moom dina liggéey nekkoon zéro am liggéey am xëy am entreprise di jël ay emploi donc banque lu baax la ci réew mais banque tamit il faut que mu nekk banque de développement du banque boo xam ne day toroxal askan bi du banque boo xam ne wutum xaalis rek ko tax a jóg banque dafa war a accompagner entreprise yi accompagner citoyens yi pour que ñu mën a développer seeni projet loolu la ñuy xaar ci banque moo tax askan bi état bi jël mesure de bancarisation bancarisation mooy bépp payoor boo xam ne toll na ci 100 000 francs wala mu ëpp ko état bi ak banque centrale nee nañ ko yóbbu banque dañ ko jaarale banque nit ñi dafa faye ko ñi fay faye ko pour ñu mën a def pour ñu am sécurité ci seen xaalis ñu fay faye ko pour que banque bi am liquidité boo xam ne ko fa bàyyi mën na ko lebal Masamba wala Mademba ñu fay faye ko pour que xaalis bi bañ a yàqu parce que tey ba xaalis ba di ko dugal ci suufuroon la li ginax yi di ko lekk ak yooyu amul sécurité ñu koy fay bàyyi pour que marché yi di tàq xaalis ba di yàqu amul njëriñ ñu ko fay bàyyi pour que ñu mën a jàll ci benn phase bu ñuy wax inclusion financière nga xam ne xaalis ba sax dañuy dem ba nga xam ne kenn dootu ko manipuler sa portable lay nekk rek ngay def ay opération monnaie électronique ak yooyu donc banque côté boobu am na ci solo mais nag bancarisation boobu dafa war a am mesure d'accompagnement parce que gis nañ ni banque yi dañ ciy gagné lu bëri léegi nag yow boo nekkee ci benn banque war nga am yeneen facilité yooyu mooy nga am sa projet dem jël fa prêt mais gis nañ ni pour jël prêt banque jafe-jafe yu mag nga ci am dafa am ñaari banque wax naa ko sànq ay banque ak ay mutuelle banque yi moom dafa mel ni borom doole yi dañ ko fi defal parce que boo xoolee ñoom ñooy dem banque te seen taux d'intérêt nee nañ téeméer bu nekk fukk ak juróom bu mu ko dépassé banque centrale la ko wax néewum doole ñoom ci mutuelle yi lañuy def mooy jaaykatu jën yeeg jaaykatu gerte caaf yeeg marchand ambulant yeeg laveur véhicule yeeg ñoo ñëpp ak béykat yeeg sàmbkat yeeg nappkat yi ñi nga xam ne li ñu yor bëriwut ñoom ñëpp ci mutuelle yi lañuy dem waaw ñooñu nag li ñu waroon jàppale banque centrale ne taux bi ñaar fukk ak ñeent est-ce que gis nga système bi ni ñu ko tëggee ba nga xam ne ñi am ñoom taux bi du dépassé fukk ak juróom ñi ñàkk ñoom taux bi di yegg ba ñaar fukk ak ñett ak ñaar fukk ak ñeent mu mel ni ñii am dañuy continuer di gën a am ñii ñàkk di gën a ndóol mu nekk mbir moo xam ne dafa doy waar moo tax ñun bu ñu bindee président de la république fan yi passé gis ngeen ni wax na ci xam naa dinañ ci dellu si wax na ci ñetti yoon pour dénoncer loolu noonu parce que dañuy gis néewum doole yi dañuy liggéey di góorgóorlu mais luñ liggéey yëpp dañuy mujj di ko fayee banque banque yi di gën a am xaalis ñoom ñuy gën a ndóol mais banque yi taux ñaar fukk ak juróom sax dafa bëri pour banque yi parce que tey da ngay gis benn banque bu nekk Sénégal nekk France même banque bi la moom France ñi ma fa def taux yoo xam ne téeméer bu nekk ñaar la
taux d'intérêt bi. mu ñëw Sénégal fii dafa def téeméer bu nekk ak fukk ak juróom. mu mel ni ñun. maanaam bu dee France 2% fii 15%. 15%. mu mel ni ñun. ñun ñooy fayal français yi perte yu ñuy enregistré France ñoom fii lañ koy compenser fii ñun Sénégal ak Afrique. ñu ne loolu du dëgg du yoon. microfinance yi tamit banque bi moom ñu am doole ñi 15% la ñuy am dañ leen di tegal taux. mutuelle yi gis nga léegi banques yi sax dañuy dem wëlbatiku di créer ay mutuelle parce que foofu la bénéfice bi ëppee. banque yu bëri mën naa la citer ay mutuelles yoo xam ne créé nañ ko ci karo pour mën a gën a noot. ñi nga xam ne yoruñu ay néewum doole la. gën a tibb seen xaalis bu ko defee ñoom ñu gën a samp ci ndóol bi. ñu ne nag loolu tamit du dëgg du yoon mel na ni mutuelle yi ñuy créé noonu ñoom ñooy néewum doole bi moom mooy fayal. borom doole bi ay intérêt am. ñu ne nag système bi ni ñu ko tëggee war nañ ko xoolaat parce que banque rôle am mooy. régler les disparités sociales daanaka ñi fossé bi daanaka différence bi bu bëree entre ñi am ñi ñàkk ñi banque moo ko war a réguler moo ko war a régler ba nga xam ne ñi am dañuy xaw a gën a jege ñi ñàkk ñi loolu mooy rôle banque moo tax tey nga gis ni borom doole bu demee banque facilement lay am prêt parce que garantie yi ñu koy laaj sax am na ko réputation bi sax déjà jox nañ ko ci prêt mais néewum doole bi nga xam ne amul garantie. ma bëggee 500 000 sax problème la. am na xam-xam. étudiant bi laveur bi nga xam ne day gagné wala marchand ambulant bi wala jaaykatu jën bi jaaykatu gerte caaf bi ñooñu day jafe pour ñu accéder au prêt te taux yu ñu leen koy jox dafa doy waar parce que dafa am banque am mutuelle am ay usurier. am na ay usuriers yoo xam ne dañuy liggéey ak ay banque am na ay usuriers yoo xam ne dañuy liggéey ak ay mutuelle. usuriers yi mooy ñan. mooy ñi nga xam ne dañuy gàddu 10 millions dugal ko seen pochette dem ca marché ba. fekk fa jigéen ñi ne leen yéen ñëpp ku nekk mën nañ la lebal 30 000. ñu lebal leen 30 000 ñu dem ci géej ga jën waas ñëw jaay fay 32 000 wala 33 000. par jour xoolal taux d'intérêt boobu. par jour loolu taux usuraire la. parce que boo ko calculer ëpp na ay 40-50%. dépassé na largement plafond bi nga xam ne banque centrale fixé na donc c'est de l'exploitation moo tax ñun ñuy alerter état bi. di ko wax ne na jël ay matuwaayam pour que mutuelle yi nga xam ne dañuy dépasser plafond bi ñu sanctionner leen usuriers yi nga xam ne dañuy dépasser plafond bi ñu sanctionner leen ba pare ñu fexe ba protéger teg ay lois yoo xam ne day protéger usager bi parce que li ñu gis mooy loi yi protéger wul dara usager yi loi bi au contraire banque bi la gën a protéger parce que boo foo leen yegg yow da ngay daanu usager bi tey amul possibilité jël avocat bu ko banque ba toonee bu ñu demee tribunal day daanu parce que amul conseil juridique bu tooñee banque ba mu gën a dee ñu nangu ay bien mag yooyu donc fu mbaxane doonee benn doole yi tolloowul te dañoo war a fexe nag doole yi xaw a tolloo nag fu mbaxane doonee benn moo tax ñun dañoo waxoon état bi mu mettre en place un fonds destiné à payer les frais de procédure petits clients daanaka ñu teg benn koppar goo xam ne képp ku am jafe-jafe ak banque te amoo lu nga ko fayee da ngay dem dañu jox la avocat nga dem bëreeg banque bi loolu la yoon jël ngeen tolloo doole ci fu mbaxane doone leen li la yoon may nga jël ko mais ba léegi amul fonds boobu te fonds boobu ñoom bu ñu ko waxee état bi dañ ñu ne fonds boobu xaalis ba fan lañ koy jëlee ñu ne leen client banque day fay ay taxes banque ba nga fay dugg ba ngay génn yaa ngi fay taxe taxe sur les opérations bancaires waa taxe yu nañ ci comp 0,01% xaajum benn ñu jël ko def benn fonds boo xam ne ku ci am jafe-jafe ak banque parce que yow yaay produire fonds bi comme yaay fay ci fonds ba donc war nañ la may yow yow amee jafe-jafe ci jëflante bi ngay jëflante noonu ak banque bi nga xam ne fa ngay fay yow taxe yooyu nga mën a am conseil juridique loolu il faut que ñu def ko mu mel ni banque yi dañoo dëgër lank loolu ba léegi état bi mënu cee antu te war na cee taxaw voilà tamit nga am compte bancaire mën na am xaalis bu bari banque bi mën na toog lu yàgg du la gis à un moment day xaalis bi da koy récupérer loolu lan ngeen si mën a wax compte dormant yi ainsi de suite waaw bëri na lool bëri na lool xam nga tey portable ba nga yor sax opération yi ngay def compte fa ne compte courant la boo xam ne yaa ngi fay dugal di génnee di def ay opération banque la ne mu bëri ay population yoo xam ne tey am nañ compte te compte dañ koy assurer may fàttali ni compte dañ koy assurer assurer mooy lan même waa ji bu génnee àddina bëri na ñuy génne àddina te duñ laal dara alors que nit bu amee compte bancaire compte courant génn àddina exactement lu mu dee war nañ ko jox 1 million wala 2 millions famille am il faut que nit ñi di bàyyi bu amee compte courant ñaata nit
ñoo am compte courant ñoo am compte bancaire compte boo xam ne ko assuré dañ koy assuré parce que yëpp la ñu assuré génn àddina te seen famille jotul dara parce que xamuñu te banque bi tam woowu leen contacté wu leen beneen bi mooy compte yi ngay jot sa nekk sa portable tamit na nga xam ni compte bancaire la ñaata nit ñoo génn àddina tey compte yooyu am xaalis muy 1000 francs wala 2000 wala 3000 te code bi xam nga ni ñoom kon du ñoo ko xam parce que seen soxna sax xamu ko seen doom xamu ko tey ñu génn àddina xaalis boobu nekk ca banque ba léegi jotuñu ci réglementation bi am na lu mu wax ci compte dormant am na ay at yoo xam ne bu fa toogee ca banque ba da ko war a jëlee foofu yóbbu ko banque centrale mu am ay at yoo xam ne bu ko fa toogee tamit dafa war a jëlee banque centrale dem trésor public u dëkk bi mais ci diggante boobu am na ay mécanismes yu ñu wax ni banque bi war na ko def pour retrouver famille bi d'abord pendant toute cette période bu retrouver wul famille bi bu ko yóbbu banque centrale tam banque centrale war na def ay effort pour retrouver famille bi bu ko retrouver wul nag ñu door ko yóbbu trésor public mais gis nañ ni banque yi duñ def benn effort pour retrouver famille bi xam nga lu tax xaalis da leen arrangé day nekk seen circuit day nekk seen comptabilité ñu koy utiliser di ko lebal ma sàmba ma dem na di ci am ay milliards yoo xam ne tey loolu moo leen gën a arrangé parfois lijjanti wuñ sa borom compte bi mi ngi dund wala dee na duñ ko sax lijjanti ñoom l'essentiel nañ ciy jël ay pénalité l'essentiel nañ koy jël di ko lebal ma sàmba ak ma demba bu at bi jotee ñu jox ko banque centrale duñ ci def benn intérêt duñ ci def dara banque centrale tamit moom gis nañ ni sitam c'est pas accessible ñu bëri xamuñu ko parce que population bi tam population bu analphabète lañ xamul sax war nañ trouver ay mécanismes yoo xam ne tey day permettre population bi ñuy xam quels sont les comptes dormants et de la manière la plus simple mais malheureusement kenn mënu la jox liste compte dormant yi encore mu duggaat ci arnaque bancaire bi faillite tamit su amee dañuy gis ni Famara Ibrahima Cissé ñi ciy gën a loru mooy encore client wu maanaam banque bu jékkee-jékki rek tëj wala mutuelle jékki-jékki rek tëj waaw ñu bëri dañuy ñàkk seen xaalis dëgg la waaw fi mu nekk nii jot nañu ay réclamations yu bëri yoo xam ne ay usagers yoo xam ne dañu ne ñun banque ba dañ koo wóolu woon mutuelle ba surtout dugal fa suñu alal épargne fa ñu xëy mu ne mes ne mentañ fi mu nekk ne ñun ñëpp ñu ngi nii taxaw suñu xaalis yóbbu nañ ko te xamuñu lu ñuy def ay réclamations yu bëri yu mel noonu lañ ci jot ñu gis ni il faut que direction de la réglementation tamit di def liggéeyam mooy lan dafa am ay microfinance clandestines yoo xam ne ñu ngi fii di évoluer dans la clandestinité dañuy ñëw dugg ci benn gox installé wu fa sensibiliser population bi amuñu benn agrément ne waaw ku joxe 50 000 ñu lebal la 500 000 500 000 yooyu nit ñi indi seen i alal dugal ko fa moom bëri ñaari mbir mooy am soit ñu tëj ne mes na menten kenn dootu leen gisati wala dañuy dajale xaalis boobu femmes yi jox leen ak jeunes yi jox leen ñu jox ci ñaar wala ñett wane exemple ni ñoo ngi leble fekk ne leb xaalis boobu rek lañ jël leen def ko seen gafaga leneen la ñu lebal ko Masamba ak Mademba bu ko defee ne ñeneen ñi xaar leen loolu nag ba pare ñee bu ñu bëggee jotaal seen xaalis mu nekk ay jafe-jafe yu mag direction de la réglementation na jël ay mesures par rapport à ça bëri nañ nag ñu koy def yàgg nañ leen bind yàgg nañ leen alerter pour ñu jël seeni responsabilité xam ne dëkk bi rëyul li fi waay def rapidement surtout ay institutions bancaire wala institution de microfinance rapidement nit ñi dañ koy xam parce que mënatuñ nax loolu daal direction de la réglementation ak banque centrale ñoo war a assainir milieu microfinance yi. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Famara Ibrahima Cissé nekk président bu ACSIF nekk association client wu ak sociétaire ou institution financière yi maanaam banque yi tey jii ñu nekk ci loo xamante ni moo occupé pratiquement actualité bi di feebar bi la di coronavirus Covid-19 lan nga ñu ci mën a wax nga xamante ni moo jaaxal àdduna bi yëpp actuellement. waaw may wax ni. feebar bi dafa nekk sinistre mondial. boo xam ne mu ngi lor askan bi. mais aussi mu ngi suuxal ay koomu dëkk. moo tax dëkk yëpp war a jël seen matuwaay surtout Sénégal bi nga xam ne pays sous-développé la ba pare dugg na fi. mais rafetlu décision yu autorité étatique yi jël. mesures yi mu jël di. demander population bi pour ñu limiter seeni déplacement parce que en réalité feebar bi bu lawee rek c'est parce que déplacement bi yeeg jonkante yeeg ñàkk gëm ndax am na wala amul ak yooyu moo koy lawal pour que mu taxaw nag feebar bi il faut que ñu limiter benn les déplacements am na ci solo trop beneen bi mooy
feebar bi dafa am conséquence ci koomu réew mi. ci koomu àddina sax. parce que ci loolu tax na activité yëpp a taxaw instant bi Famara. activité yëpp taxaw na pratiquement. marché ba doxatul. mu am ay conséquences yu métti ci usagers yi mooy clients yi liggéeykat yi. mais tam mu am ay conséquences ci entreprise yi. moo tax fan yii passé gis ngeen ni banque centrale jël na ay mesures FMI jël na ay mesures. banque mondiale jël na ay mesures xam naa dinañ ci dellu si. mais li may wax rek mooy état du Sénégal mesures yu mu jël dafa war a baax na ñu ngi tàccu rafet na mais dafa war a am mesure d'accompagnement parce que c'est insuffisant. c'est vrai que nit ñi dañoo war a limiter seen déplacement c'est vrai que man maa ngi jaajëfal ministère de la santé ak ñëpp ñoo xam ne këru docteur lañ ci biir dëkk bi. parce que gis nañ seen taxawaay gis nañ seen liggéey gis nañ seen engagement ak sacrifice bu ñuy def pour que tout simplement ñu xeex askan bi. gis naa tamit ñun association yu mel ni ñun ñu ngi sensibiliser population ñoom ñëpp ma leen di jaajëfal ci li ñu def. mais li am ba am mooy dafa war a am ay mesures d'accompagnement entreprise yi boo leen seetloo service minimum la ñuy def ñu ci am doole. exactement ñu ci ñàkk doole taxaw nañ complètement. léegi nag entreprise mënul def service minimum mënta taxaw ñu bëgg ko fayloo ay salaire ba pare li daan ñëwutul. ça pose problème. surtout que buñ ci tegee entreprise ba de fay prêt bancaire. parce que entreprise yëpp a jël ay prêt bancaire. personne physique yëpp a jël prêt bancaire. entreprise bi mënta fay prêt bancaire di fay salaire marché ba doxul. léegi nag ñun lu ñu wax. par rapport à ça. dañ na président de la république na jël benn décret sur le délai de grâce. décret sur le délai de grâce mooy lan. fii ak ñetti weer renouvelable bu kenn fay prêt parce que entreprise yi waroon fay prêt dañoo war a limiter seen personnel dañoo limiter seen fonctionnement war a continuer di fay ay salaire munoo boole continuer di fay prêt continuer di fay salaire te marché ba doxul. personne physique yi tamit ñi nga xam ne ñoom dañoo wàññi seen déplacement école yi tëj na xarmat amatul dara marché yëpp tëj na lu may tëj na pêcheurs yi seen kii napp bi transporteurs yi naka noonu doxatul waaw dañ leen di wax sax boo leen dem géej léegi nombre bi ngeen di yóbbu ak ni ngeen koy defee ak yooyu jaaykatu lu may marché ambulant yi oto yëpp taxaw na fi mu nekk ni activité économique bi ak fi waay doon xoslu pour am taxaw na lépp a taxaw comme ñooñu tamit mënuñu am prêt banque parce que ñoom ñëpp pour liggéey dañoo jël prêt ci banque wala ci mutuelle mënuñu am prêt banque ñu taxawal seen activité ne leen toog leen seen kër limiter leen seen déplacement ba pare ñu continuer di fay bor mënut nekk pour entreprise bi comme pour personne physique bi moo tax ñu ne président de la république jëlal décret boo xam ne day décréter le délai de grâce bu ko defee banques yi xam ne fii ak ñetti weer ak mutuelle yi xam ne fii ak ñetti weer benn usager entreprise personne physique comme personne morale du fay prêt. mais est-ce que tamit ñoom du ñu am problème. du ñu am benn problème. banques yi ñoom seen bopp. du ñu am benn problème xam nga banque. du ci prêt rek intérêt rek lay amee xaalis. am na ay services yu bëri nekk ci biir. agio yi da koy dagg. imaginez banque boo xam ne 180 000 clients la am. mu dagg ku nekk 7 000 francs. multiplier ko nga xool ndax mënul jël en compte charge am yëpp da koy jël ba mu mat sax donc banque amul problème boobu. ak yeneen services yi nekk ci biir carte gap agio frais de relevé de compte et cetera dafa bëri ay services yoo xam ne ñu ngi la koy dagg chaque jour nga xam ko ñàkk ko xam donc du am benn gàllankoor ci banques yi mais buñ ko deful dina am gàllankoor ci usagers yi gàllankoor yi mooy yan bu ci njëkk mooy képp kuy jël prêt da nga joxe ay garantie tey jaaykatu luuma bii dem jëli prêt jënd ay balu fëgg jaayam amana këram la joxe garantie ci banque ci mutuelle ba waaye léegi moom bu dee luuma ba tëj nañ ko. dematul luuma mu war a toog këram weer dee ñu ne ko waa boo fayul dañuy saisir sa kër. fayul ñu dem def recouvrement déjà recouvrement bi rek. xeex dana fa am xuloo dana fa am wallante dana fa am. ñaareel bi mooy bu ñu ko yóbboo tribunal saisir këram génne ko këram ci période bu toll nii mu dem ci këru yaayam wala këru nijaayam nekk fa tamit ñu gën fa nekk wallante bi gën a law. boobu conséquence bu xaw a doy waar la jàngalekat bi nga xam ne moom da doon xar mat ci école privée yi xëy ñu ne ko toogal sa kër gis ngeen ne école yëpp tëj nañ ko amatul fu mu xaree nat yow nga gis ni yow bu njëkk ba salaire 300 000 nga doon am waaye bu jaaree banque ba génn rek yow 50 000 la ciy des parce que dagg-dagg yi 50 000 la fiy des
yow 50 millions ci xarmat yi nga ko doon compenser xarmat amatul. waaw bu banque ba daggee ba mu des 50 000 nga war a dund ak sa njaboot di nga toog sa kër. di leen xool ñuy xiif. amut fenn moo tax conséquences yi économiques yi ci population bi da leen di sonal. ci entreprise yi. da leen di sonal moo tax fi mu nekk ni il faut que président de la république jël délai de grâce. lu mu gaaw mu jël ko mais beneen bi mooy xam nga travailleur état bi. da leen doon defal ay prêts. yu ñuy wax DMC pour ñu mën a am logement. di leen ko dagg weer bu nekk pendant 5 ans mu leen di dagg ay 50 000 ak yooyu. ñooñu tamit nee nañ état bi na arrêté dagg yooyu parce que contexte bi moo ko laaj. beneen bi mooy créanciers yi nga xam ne dañ doon dagg à la source cession volontaire yi ngay dégg yooyu yëpp nañ ko arrêté parce que contexte bee ko laaj xam nga contexte bi dafa méngoog état d'urgence. état d'urgence la sax mais dafa méngoog état de nécessité. te dafa am principe de droit général buy wax ni. Les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers. daanaka ak nit ñi moo sut fuuf akku ñi nga xam ne dañoo war a jot seeni alal. donc les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers. principe de droit général boobu actuellement dañ ko war a appliquer ñun nag yàgg nañ topp assemblée nationale. pour que ñu voter la loi sur le délai de grâce. parce que dafa mel ni lii ñun dañ ko séentu woon. ACSIF bind na président de la république plusieurs fois. bind na assemblée nationale plusieurs fois pour que député yi sous forme de proposition de loi wala président de la république sous forme de projet de loi mu voter la loi sur le délai de grâce bu ñu ko amoon suñu dëkk bi application directe lay doon. mais comme voté wuñu ko ba situation bi yegsi na président de la république dégg ngeen ko ci communication mu wax ni. dana dem assemblée nationale pour ñu jox ko plein pouvoir yoo xam ne day gouverner par ordonnance. je pense que buñ ko joxee dina am possibilité. décréter la loi décréter le délai de grâce. délai de grâce mooy ñetti weer kenn du fay prêt. ba ñetti weer yi mat bu feebar bu jógee ku nekk fay bu feebar bu jógul ñu renouveler ko. mais est-ce que lii bu continuer jàpp nga ni sax sénégalais dinañ mën a tee fay seeni location ak seeni ndox ak seeni courant parce que gis nañ kaawu France ñoom dañ ne côté yooyu nañ ko tëye ba après ñu xool nuñ koy gérer. mais délai de grâce bi. jàpp nga ne loolu yëpp war na ci war nañ ko mën a élargir. war nañ ko mën a élargir ba ci courant bi. ak ndox bi. xam nga location affaire privée la. c'est privé. mais ba tey état bi moom ndogal. war na ko mën a élargir ba foofu c'est-à-dire que mayuñu leen ko. dañ leen ne rek dañ koy pousse buñ ko poussé après ku nekk fay la nga amel mayuñu leen ko donc dañ koy pousse rek délai de grâce loolu la. loolu nag dafa demander compréhension. mais bu ñu ko bëggee élargir ci location yeeg yooyu tamit il faut que ñu xam ni am na ñoo xam ne dañoo leb xaalis banque. tabax seen kër. di compter ci location bi pour mën a fay. gis nga source problème bi yëpp banque la. encore banque benn boroom xam-xam bu mag nee na. si tu veux comprendre les problèmes suis les traces de l'argent. boo bëggee xam ni problème yi tëddee toppal yoonu xaalis problème mënut am àddina toppal yoonu xaalis boobu bëggee comprendre. fi mu nekk nii gis nga ñi nga xam ne ñoo moom seen kër loué ko. danañ ci opposé wu parce que raison bu ñuy avancé mooy dañ naan banque ba. foog ñu fay banque ba il faut ñu fay banque ba. parce que bu ñu fayul banque ba dañuy saisir kër gi léegi nag gis nga président de la république. ñun loi bu ñu ko proposé nu mel. gis nga bu régler problème banque ba dana régler problème yu bëri. dana tax sax bailleurs yi. xam ne ñoom. mais locataires yi jël leen seen temps. en attendant dana yomb gis nga bu régler problème banque ba bailleurs yi danañ neex a waxtaanal. Senelec Sonatel ak ñëpp danañ neex a waxtaanal parce que tamit mu amana am nañ fa ay engagement yoo xam ne dañ koo war a di honorer chaque mois mais li gën a firndeel loolu sax moom président de la république moom moo ne FMI ak banque mondiale nañ suspendre les prêts exactement parce que xam na question bi nu mu def FMI banque mondiale banque la FMI c'est dañ doon fay mais bu demee ba moom mu ñaan FMI ak banque mondiale pour ñu suspendre wala ñu baal leen prêt yi c'est parce que xam na ni jamono jii kenn mënta fay bor nañu waxante dëgg mais jamono jii kenn mënta fay bor ñun nag buñ ko lancé président de la république lancé ko ba léegi banque bi tontu nañ leen wala fin du mois bi am na lu ñu seetlu gis nañ ni am na ay banques yu appliqué comme am na ay banques yu appliqué wul léegi nag ñun ñu ngi ñaax banques yi nga xam ne appliqué wuñu pour ñu appliquer c'est vrai que président de la république teel na fay salaire yi mais gis nañ ni
am na ay banques yoo xam ne teel nañ dagg am na ñoo xam ne dagguñu xamuñu nag lu tax dagguñu ndax dañoo respecter mesure bi wala échéancier jàllagul ñu ngi taxaw di leen xaar mais li wóor ba wóor mooy il faut que mesure bi génn bu ñu bañee jafe-jafe di am ci usagers yi bu ñu bëggee ñoom mesure yu jël nit ñi mën ko respecter. mais ministre bi tontu na leen ci en personne wala. non ministre bi tontooguñu. président de la république tontooguñu. ñun ñu ngi xaar ñu def application directe nañu appliquer mais bu ñu tontu lañ ko appliquer. buñ ko appliquer ba askan bi gis seen bopp rek ñun déjà mooy tontu bi. banques yi tamit il faut ñu xam ne ay entreprise lañu nekk ci réew mi seen xaalis ci réew mi lañ ko amee. bu réew mi nekkee ci jafe-jafe dañoo war a taxaw gis nañ ni aide bu particulier yi jox état bi entreprise yi sax jox ñu ko état bi te banque entreprise yooyu la bokk. boo dajalee entreprise yëpp yi nekk Sénégal 700 millions lañ jox état bi. alors que particulier yi ministre de la santé barki démb wax na ko plus de 1 milliard joxe nañ ko. man yaakaaroon naa ni banque bu nekk dina génnee 20 milliards wala 30 milliards teg ko ci kaw table état bi ne ko maa la ko jàppale mais nag il faut que ñu comprendre ni banques yi fi nekk ay banques étrangères lañu moo tax ñii di liggéey ci banques yi war nañ def très attention ci ni ñuy traité seen usagers yi ni ñuy traité seen i mbokk sénégalais yi xaalis bi ñu leen di jëlal tuggul seen i poche ci poche banque ba lay jëm te banque ba da koy liggéeyee dëkkam ñoom ñuy toroxal seen askan pour permettre banque bi moom mu dem tabax seen dëkk il faut que ñu réfléchir encore ci ni ñuy def yenn taxes yeeg yenn frais yoo xam ne dafa inutile ñu koy forcer client bi wala duñ ko informer ba mu fay ko. voilà peut-être fa ñuy jeexalee waxtu bi jeex na tàkk hypothèse la dañuy ragal bu kaay continuer ni confinement comme les am France ainsi de suite est-ce que jàpp nga ni Sénégal fi ñu toll ak pauvreté bi ni mu fi mel déjà ak couvre-feu bi rek gàllankoor yi mu indi ci économie bi kenn xamul nu mu toll état d'urgence sanitaire bi gàllankoor yi mu andi kenn xamul nu mu toll est-ce que toll nañ foo xamante ni Sénégal njiitu réew mën na jékki-jékki rek ne dañuy def confinement comme c'est le cas en France ainsi de suite. waaw xam nga confinement day jaar ay étapes une minute ñu tàggatoo. waaw day jaar ay étapes. te président de la république première étape bu mu wax mooy nañ limité. gis nga bu ñu limité wul ba feebar bu gën a law ci confinement lañ jëm te boobaa ça devient obligatoire même France confinement dafa diis ba nga xam ne. président français bi sax ñemewu koo yëkkati. mais nag nécessité lay doon am na fu ñu yegg moo tax banques yi war a jël des mesures sanitaires ñun barki démb def nañ tuuru banques yi pour xool ndax jël nañu mesures sanitaires parce que xaalis bi day contaminé bouton yi day contaminé ci gab bi surface bi day contaminé boo ñëwee di compter sa xaalis fu ngay teg sa loxo day contaminé buntu yi ngay ibbi di ko tëj day contaminé mais gis nañ ni banques yu bëri jëluñu ay mesures de sanitaire nit ñaa ngi fay dugg di génn di wallante sa xaalis feebar bi si seen kii moo tax ministère de la santé ñu jël ay responsabilité bu ñëwee ñun danañ bu ñu booleeg agent ñun danañ ko yóbbu ba ci banque yi démb dañoo dem ci banque yu bëri dañoo déconnecté dañoo daanaka déconnecté pour sensibiliser leen wax ak ñoom yuuxu leen sax ay chef d'agence yoo xam ne dañ leen ne force da ngeen di génnee gel bi parce que ñoom ñu ngi protéger seen bopp koo ci dugg gis nga ni ci biir bureau def na ci benn gel boo xam ne ku mu waxtaanal ba pare sax laal léegi nag usagers yi ñoom ils sont laissés pour compte ñu wàllante seen biir te xamuñu ni feebar bi bu lawee ci usagers yi seen kër lay dugg si ñoom ñi dañ protéger seen bopp mais seen njaboot moo koy ñëw indiwaat ko dugal ko ci biir kër gi moo tax ñu war a jël des mesures sanitaires ci gab yi nañ ci def ay gel vigile bi na taxaw ci buntu bi fexe ba ku nekk laal ci gel bi ba pare buntu bi moom rek na koy laal ku ñëw mu ibbil la kuy dem mu tëjal la fexe ba assuré wu ni laal nga gel bi parce que même digital bi am na ay gab yoo xam ne digital la day contaminé ba pare chaque 30 minutes nañ dugg ci na am benn service boo xam ne day dugg ci gab yi pulvériser ko chaque 30 minutes na am benn service boo xam ne day dugg ci biir guichet yi fii nga xam ne dañ fay teg seen loxo di compter xaalis parce que bu la joxee xaalis balaa ngaa génn da nga ko war a compter te da nga war a am support benn plancher boo xam ne ko ñu pulvériser ko sinon bu ñu deful loolu ca banque yeeg ca gab yi la wàllante bi di am ñu bàyyi la Famara nga tàggatoo ak auditeurs yi waxtu bi jeex na waaw maa ngi lay remercier bu baax di remercier Rewmi FM di rafetlu liggéey bi ngeen di def chaque fois di informer population bi di leen ñaax di leen sensibiliser seen waar vraiment yéen a ngi koy béy te maa ngi leen ciy féliciter di remercier tamit membre actif yëpp responsable yëpp secrétaire généraux yi nekk ci commune yeeg yëpp ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci terrain bi di sensibiliser di veiller di contrôler
di parfois sax jàmbarloog yenn banquiers yi pour que les mesures sanitaires ñu jël ko. bu ko defee stopper feebar bi ñun nag may wax ni ACSIF mu ngi def ay cotisations. dès le jeudi danañ jël la ñuy cotiser parce que commune yëpp ngi cotiser. wax dëgg yàlla somme bi danañ ko jël dem jébbal ko ministère de l'économie et des finances comme ni ko ministre de la santé waxee. ñu jébbal leen ko wal leen ni bii suñu participation la. gëm naa ni boo moytuwul sax am na ay banques yoo xam ne ñoo leen di gën a participer. voilà mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax Famara Ibrahima Cissé nekk président bu association des clients et sociétaires des institutions financières di ACSIF kon ñu leen di remercier tamit yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi 10h à 11h Léon Paul Mendy ci technique bi émission bi tamit mën ngeen ko suivre ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube du Rewmi officiel Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf. dëkk bi